Bosnie Kosovo ñëpp xam nañu la mu jotoon a liggéey ci Irak ndax guerru Irak bu amee moom bokk na ci ñu ko gën a sooke ndax moo ne woon Saddam Hussein dafa yor ay armes nucléaires kooku tey mooy un des premiers conseillers du gouvernement du Sénégal démb rek maa ngi gis ci benn site internet ñu naan Ablaye Diouf Sarr da doon def conférence call ak Tony Blair nee na ko waaw ñun dañoo am problème nu ñuy defee suñu fichier Covid kooku ne ko waaw dinaa xool Université Oxford am na benn affaire bu ñuy développé dinaa ci wax pour ñu jàppale leen si ñoo xam ne amuñu benn personnalité ku ci faji sa soxla bopp sax il faut nga woote. ñaareel bi nga xam ne tey mu ngi yor nopp Macky Sall mooy ki ñuy wax Nicolas Sarkozy mooy ki ne woon ñun africain dañoo tardé ñun africain histoire daf ñoo bax gannaaw fii la ko waxee woon Ndakaaru kooku nga xam ne tey moo taal Libi moo reylu Kadhafi ndax ñépp xam nañ ni reylu Kadhafi boobu moo taal Mali tey ndax groupe yooyu ñuy wax jihadiste bi ñu reyee Kadhafi nga xam ne moom moo doon verrou foofu la ñu jël ay armes jël ay pick-up teg ko ci traverser tout le désert pour ñëw déstabiliser le Mali loolu liggéeyu France la liggéeyu Nicolas Sarkozy la Sarkozy boobu diggante 10 et 14 juin bii rek masalan balaa ñuy une semaine balaa ñu ñuy andi loi bi Sarkozy mi ngi woon fii Ndakaaru te daje na ak ñoom ñooñu ñoo yor tey nopp Macky Sall ñoo koy wax li mu war a def am na ku ñuy wax Jean-Louis Bruguière nga xam ne moom ab juge antiterroriste la woon foofu ci tugal ca France tey moom mooy haut représentant de l'Union européenne auprès des États-Unis pour la lutte contre le financement du terrorisme kooku du gëj Sénégal 26 mai 2021 bi rek mi ngi woon fii ab mercenaire la léegi boo xam ne Afrique yépp Togo Sénégal fu ne day dem ñu koy defal ay contrat yu duun nag mu ne moom moo leen di conseiller ci mbirum lutte contre le terrorisme Mauritanie gii barki démb la fa jóge parce que Abdoul Aziz ba may nekk président da ko jëloon signaloon ko ab contrat di ko fay lu rëy mu ne da koy defaral ay texte ci lutte contre le terrorisme Abdoul Aziz jóge na fa delluwaat na pour renouveler contrat am ak ku bees ki fa ne dugat Sénégal te saa su ñëwee moom waaye su paree dina dajeeg seen magistrat Macky Sall nag magistrat APR ñii ma wax nii ñooy ñi nga xam ne tey ñoom ñépp nag dañoo bokk ay intérêt kii ñuy wax Tony Blair sax mun nañu am njort ni am na loo xam ne bonne foi la ci moom walla jàppoon na ni moo gën waaye may wax ni tey mu nga jóge ci li ñuy tuddee France ak ay homme politique am walla lenn ci ay homme politique am ak ñu koy xalaatal ak ñu koy jëfal lii ma tudd nii yépp boolewu ma ci ñii nga xam ne nag ci ñoom seeni agent secret la ak seeni barbouze li tubaab di wax barbouze mooy ñi nga xam ne ay nit lu yu doy waar la yoo xam ne fu ñu leen yebal ñu dem suñu leen nee reyal Masamba ñu rey ko histoire Afrique ak histoire àdduna loolu dafay yàgg tey am na ay société yoo xam ne ay mercenaires lañu te Macky Sall ubbil na leen buntu Sénégal depuis bi pétrole ak gaz xeeñee Sénégal ba léegi ñu fiy ñëw saa su ne te ñoom la ñuy jëflanteel yéen journalistes yi def leen tuuti recherche rek naa leen ci jox benn am na société bu ñuy wax Covosis SA nga xam ne nee na société la boo xam ne affaire sécurité affaire nangam ki ko jiite du gëj Ndakaaru semaine bii ñu jógee fii rek mi ngi woon fii c'est des sociétés de mercenaires yoo xam ne bu ñu leen yebalee tey ne leen dem leen liquider Ousmane Sonko ñu def ko te ñu ngi traité ak gouvernement Sénégal
may wax nag ni ñun soxlawuñu ñii ñëpp soxlawuñu leen ñun ubbeeku nañu pour liggéey ak ñëpp waaye li ñu soxla mooy ay investissement li ñu soxla mooy ay transfert de technologie lu ñu soxla mooy luy industrialiser suñu réew waaye ay homme politique yoo xam ne réew yi ñu jot a jiite sax defuñu fa lu ñu leen nawee defuñu ko fa ndax Sarkozy deful lu ñu ko nawee fa mu jóge Blair defu ko keneen ak keneen tey ñooñu ñaari fan yu ne ñu taal seen avion ñëw Sénégal mooy seen paradis léegi bu ñëwee nag nga gis suñu gars yi ku nekk di xoggaliku keroog maa ngi gis kenn ki dem naan day visiter loo Tony Blair suñu data center bi boo ko gisee mi ngi mel ni kuy recevoir yàlla loolu mooy Sénégal ñuy wax nag surtout waa France néew ma suñu problème yépp ci France a jóge ndax càccum alalu réew mi du France suñu autorité yi la détournement deniers publics du France jël di séddoo yaak sa njaboot du France jaay suñu ressource naturelle du France donte am nañ ci ñoom part de responsabilité ndax saa su ne dañuy ut benn préfet bu ñu fiy teg boo xam ne luñ ko ne lii la ñu bëgg mu def ko loolu ci seen part de responsabilité waaye nag la may wax mooy dafa jot France teggeeku ñu dafa jot France wàcc ñu ba ñu dajee ak France ba léegi 15e siècle ba léegi problème sur problème suñu dara baaxul wax leen ma ban réew la fi France colonisé ba pare di ko imposer waat néocolonisation te réew moomu avancé amul ci àdduna juróom benn siècle depuis esclavage jël suñuy maam noot dem jaay te nee nañ kenn du ko wax nag mun nañu wax ci li daloon juif yi mun nañu wax li dal arméniens yi waaye lu dal nit ñu ñuul ñi nga xam ne des millions de personnes lañu jël fii ñii dee ci géej gi ñi ñu sànni leen ñii ñu takk leen dem jaay leen kenn du ci wax te ñu waroon ñu compenser nañ ko defee ak yahud yi def ko keneen ak keneen dañu waroon compenser ñu ñëwaat ñu ne colonisation par force dinañu noot seeni réew di nangu seeni alal di leen imposer lu ñu bëgg ku bañ ñu duma ku bañ ñu exiler loolu it ñu dund ko ak France tey jii France jël tànkam teg suñu baat rek mel ni Chauvin ak George Floyd mënuñoo noyyi d'ailleurs c'est pas étonnant que waa ji sant Chauvin d'ailleurs loolu dafa war a jeex mënatuñ ko dootuñu ko nangu te France boobu it dafa am loo xam ne jaral na ko lu ne man damay wax ni dafa jot France def ni ay moroomam waaye bëgg a wéeru ci yeneen réew yi rek di leen noot Allemagne mooy première puissance économique d'Europe te Allemagne wéeruwul ci benn réew nootul kenn Italie Espagne keneen ak keneen Norvège Suède nootuñu kenn mennum France moo ñu fatt rek ne du fi jóge mu jaral ko nag chaque fois il faut mu faxas ko mu fiy teg moo tax complot ak Macky Sall mooy nu Macky Sall di fexe ba am 3e mandat ñuy wax France nag dootoo ñu imposer kenn ci réew mi c'est fini dootuñu nangu ñu ñuy imposer président de la République te naafeq gi nekk ci France mooy xoolal li xew nee nañu Mali mere nañu Maliens yi parce que dañu interrompre processus de transition waxuma processus constitutionnel de mais processus de transition bi dañ ko interrompre waaye Tchad nee nañu bravo doomu Idriss Déby bi te kooku dafa interrompre le processus constitutionnel loolu mooy hypocrisie France la ñuy wax fii ak li ñuy def fële bokkul seen intérêt rek la ñu xam ñu dellu Côte d'Ivoire waa ji ñëw ne forcément am 3e mandat France waxu ci Jean-Yves Le Drian bi ñu ko laajee vidéo baa ngi fi mun naa leen ko envoyé li tax ngeen wax ci Biélorussie ne kooku warul am beneen mandat te Côte d'Ivoire ngeen noppi ci dafa ne parce que Biélorussie ay millions de personnes génn nañ di manifester Côte d'Ivoire kenn manifesté wul loolu mooy France ku leen gën a naafeq ci àdduna amut ñooñu nag ñooñu fatt wit ñooñu ñoo ngemb Macky Sall may wax na bi dama bëgg mu leer ñun contre ñu peuple français
amuñu benn problème ak peuple français tey ay sénégalais yu bëre ngi dund foofu di fa liggéey te war faa dund nag ndax la ñoo defal France ba suñuy maam di dee Allemagne ngir xeex pour libérer France loolu yëpp dafa war a tax ñu am fa àq tey ñaata sénégalais dund Espagne ñaata sénégalais dund Italie ñaata sénégalais dund États-Unis est-ce que ñun dañoo xeex pour ñooñu kon ñun dañoo am àq foofu war faa dund du privilège te ba léegi li ñuy jël ci suñu réew mënul fay loolu waaye ñun li ñuy wax jubalewuñ ko ne dañoo contre France li may wax nii ay nit a nga koy wax biir France bis bu ne mën naa citer ci ñooñu ay député madame Frédérique Dumas dem leen ngeen tappe léegi ngeen xool ses positions moo gën a radical nee na France lii mënatul wéy teggi leen seen tànk ci ñi ngeen noot Jean-Luc Mélenchon bis bu ne ngeen dégg ko wala ngeen lire ko député bu ñuy wax Jean-Paul Lecoq keneen ku ñuy wax André Chassaigne ba ci ay ONG yu am solo comme l'ONG Survie nga xam ne pillage bi ñu nekkee ci continent africain yépp ñu ngi ciy wax chaque jour kon mbir mi du peuple sénégalais contre peuple français du Ousmane Sonko wala Pastef contre la France mbir mi niñ koy ba défendre fii ñun la am ay français yu gëmee noonu di ko défendre te ñooñu ñëpp jàpp naa ni avenir relation diggante Sénégal ak France ci ñooñu la mën a dépendre parce que su France comprendre ni méthode yooyu ñu doon utiliser ñoom jamono Foccart ak ñoom seen méthode yooyu mënatul dem bu boobaa peut-être collaboration dina continuer ci yeneen anam mooy gagnant-gagnant bu ko comprendre nag dina fi jóge ci anam goo xam ne du ko neex kon ñuy wax tamit nii Macky Sall ñi ñoo ne ci gannaawam lay jubluwaayam nag ñun ñëpp xam nañ ko waaye may profito nee naa Sénégal amul terroriste le Sénégalais ne peut pas être ay ceinture naan mi ngi dem claté boppam wala yëfu dof yooyu amu fi te dinaa ci ñëwaat danger boo xam ne ay nit mun nañ jóge fële comme ni mu amee Mali jaar ci ab désert bu ne yambala nga xam ne ay milliers de kilomètres carrés la pour ñoo ne ñoo ngi dal ci Sénégal loolu mënut am Sénégal nit jóge fële traverser le fleuve Sénégal yor ay pick-up yor ay truc ak li ñu am ci force de défense et sécurité seen professionnalisme seen qualité loolu amul Sénégal nañu bàyyi di fen askan wi may laaj Macky Sall nag prisonniers yooyu mu jëlee woon Guantanamo kenn xamul lan moo tax mu nangu jël leen andi leen Sénégal prisonniers yi anañu ak ñii nga xam ne ay samba boy lañu ay criminels yu mag a mag lañu nga xam ne fête bu am du tabaski du korité mu gaawantu gracier ci ay nit ñu jël leen di leen recycler feneen pour def leen des tueurs professionnels ñooñu noonu lan moo war a tax mu leen di libérer na Sénégalais posé wu question yooyu lii nag lan mooy jubluwaay bi foofu laay deuxième point bi jubluwaay bi mooy ay intérêt yu daje la waaye intérêt yi mun naa ne intérêt Macky Sall ak ñi mu àndal mooy nu ñuy def ba toogaat ci bopp réew mi nu ñuy def ba am un troisième mandat